tey El Hadji Abou Guèye salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. yow yaa jiite association mouvement citoyen banlieue ëpp jiite itam loolu ñu tuddee urgence banlieue li leen tax a jóg nag mooy xale yi lab ci géej gi lu ëpp fanweer ci weeru juin ak léegi ci géej gi ci bi école tëjee daanaka la yëf yi mel ni lu enchaîné ndo daañ ci jublu ci kanam waaye du rek ci noona la goney Sénégal yi di deewee ci géej. yaa ngi dégg coowal immigration clandestine bi takkar naa sewaat fu ne doo xam sax fu xale yi jaar ba jël gaal gi da ngay jékki rek ñu dégg boori Espagne yegg nañ fa wala ña nga Maroc ñu te am nañu daan jaar Libye yéen ñi nga xam ni yéenay mouvement citoyen boobu nga xam ni moo tudd banlieue ëpp est-ce que liggéey ngeen ci mbirum immigration clandestine ba xam lu waral rek xale yi tàmbalewaat lu ni mel. waaw jërëjëf Babacar nga may ma lu jiitu ma remercier groupe GFM di ci jiital kilifa gi ndaxte émission bi moom RFM matin l'invité lu ñëpp di déglu la ñu ngi leen ci féliciter di leen encourager bu baax ci seen liggéey waaw ñun mouvement citoyen banlieue ëpp ak association yi composé comité d'initiative urgence avenir ñu ngi liggéey bu baax a baax ci wàllu immigration ñu ngi ci def ay jéego te am nañu yaakaar ni mën nañ ci joxe suñu xalaat bu gàtt. lu tax xale yi bëgguñoo toog ci réew mi gars yi nañ xëy amul waaye est-ce que mën nañu comprendre lu tax bu xëy amul itam ñu jaay seen bakkan ci géej gi. jërëjëf Babacar laaj bi am na solo waaye man dafa am lu ma gëm. li ma gëm mooy xale bi nga xam ne jeune bi nga xam ne dafa pare ngir jaay bakkanam ngir dee ci désert bi wala dee ci géej gi am na si ñoom ñoo xamante ne mësuñu sax dugg géej xamuñu luy géej mënuñoo feey bu ñu demee ba ñoom ci seen bopp ñu volontaire ne dañuy risquer seen vie ngir benn mbir bi tax ñu koy def mooy bëgg a tekki bëgg a jëriñ seen askan bëgg a jëriñ seeni waajur ñu ëpp ci ñoom dama jàpp ni jeune boobu manqué wul courage manqué wul détermination moo tax ñun dañu jàpp ni mbir mi war nañ ko càmbar bu baax a baax a baax responsabilité yi nag mën nañ ko situer ci niveau yu bari bi ci jiitu te mu ëpp ci solo ci ñun mooy responsabilité wu état ndax état mooy lépp état mooy fépp responsabilité famille bi itam mi ngi ci ndax am na ndaw yoo xam ne dañuy subir benn pression familiale sociale boo xam ne mën na leen pousser ci ñu def loo xam ne lu xaw a. seen njaboot ñoo leen di xaw a sonal ci bëgg a tekki gi. am na ci bëgg a tekki gi sa moroom tekki na tekkiwoo defal nañ lii sa nawle yow defuloo ko ay pression la yoo xamante ne war nañ ci bàyyi xel waaye bu loolu weesoo itam war nañu fexe ba wàññi frustration bi ndax faaw ñu wax ko nag ndaw ñi ñoo ëpp ci askan wi surtout ndaw yi dëkk ci zone banlieue bi waaye ndaw yi ñu bari ci ñoom tey ji dañoo frustré. Georges Déthié Diop. sànq wax nga waxi tekki ñu nemmeeku ni yenn saay bu ñuy dem koppar gu bu bari la ñuy yóbbaale ngir mën a dem fi nga xamante ne moo di biti réew yenn ay millions sax yenn saay est-ce que millions yooyu gënul woon itam ñu leen gën encadré gën ubbi seen i gët ndax millions yooyu boo ko investiroon fii am ni nga ko doxalee xëy na da nga ci mën génn. waaw gën caa génn sax nga xamante ne moo dem biti réew. waaw loolu lu mën a nekk la waaye xam nga millions yu bari yooyu mi ngi doon am ci jamono yu ñu daan jaay visa nga jënd visa 2 millions wala 3 millions wala 4 millions loolu sax xëy na wàññeeku na waaye jamono ji ñu toll dafa di jamono joo xamante ni ñu bari ci ndaw yooyu bu ñuy dajale li ñuy jox passeurs yi. ndax responsabilité yi itam faaw ñu tudd ci passeurs yi faaw ñu identifier leen xam ñooy ñan lan moo tax ñu koy def ñu teg leen ay. mooy ñi ñuy fay ñu leen dugal ci gaal di leen yóbbu. ñooñu ñuy fay ñooñu nga xam ne ñooy wër ndaw yi naan leen jox ma 300 000 wala 500 000 ma yóbbu la Espagne ñooñu faaw ñu identifier leen état bi am na responsabilité wu identifier ñooñu teg leen i daan. donc ndaw yi état bi jéemoon na ko fii ay jamono waaye dafa mel luñ tegaat ci suuf. waaw dañ ko war a teggiwaat nag jëlaat ko taxaw ci ndax itam je pense que ndaw bi yore 300 000 wala 400 000 bu dee ni gisul gaal gu tegu ci ndox mi ngir yóbbu ko
wala gisul pasteur boo xam ne da koy teg ci désert bi amaana li mu bëgg a def mën na jafe te ñooñu nekk ci tuuru business boobu ndax business laa koy woowee ay punkal lañu ñoo xam ne dañu am ay moyens am doole boo xam ne état war na lu mu gën a gaaw càmbar ñooñu ñan lañu ak fan lañu nekk ngir teg ci ñoom loxo waaye li Georges de ci wax lu am solo la ndaw yi ñu ci bëri am na si ñoo xam ne seen famille ci seen bopp am na ñoo xam ne seen yaay mooy lijjanti koppar yooyu nga xam ne moom lañ koy jox ngir mu dem barsaq ngir mu dem Barça entre guillemets ñu leen di gëmloo loo xam ne amul man dama jàpp ni Babacar faaw ñu wax ndaw ñi ñu xam dëkk bi mooy lan mooy ñi ne Espagne ne France ne yeneen dëkk yi ci Europe ne États-Unis li ñu gis ci Facebook bi di ko gis ci média yi di ko gis ci télé yi dund gu neex gi nekkul loolu moo fa ne faaw ñu wax leen li nga xam ne moo am te suñu mbokk émigré yi ne foofu itam am nañ ci une part de responsabilité bu mag a mag a mag ñun am nañu waxtaan ak benn ONG bu ñu naan Open Arms boo xamante ne dañoo jàpp ni war nañu wax dëgg bi ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo am ay mission immigration bu loolu weesoo wax naa léegi ñu wàññi frustration bi mais ñu yokk itam opportunité d'entrepreneuriat et de développement au niveau local il faut que ñu am environnement boo xamante ne dafay neex a def business ndax business mais yow ci sa bopp entrepreneur nga est-ce que yëf yaa ngi dox waaw entrepreneur laa yëf yi am na fu muy doxee am na foo xam ne Babacar jàpp naa ni surtout ci wàllu jeunes yi war nañ ci def ay jéego ci lan ngay yëngu sax Faf man maa ngi yëngu ci bâtiment ak hydraulique di di liggéey lépp ci jëm ci wàllu forage di liggéey ak entreprise est-ce que yàgg sa morom yi nga xam ne yéenay defandoo mennum yëngu-yëngu bi ci wàllu koom est-ce que yéen a ngi ciy génn dëggantaan pour wax la dëgg jafe na lool ñun suñu entreprise mën a gagner marché ci wàll wi ñu nekk li ko waral bokk na ci li ma bëggoon a proposer comme solution pour état bi mën ko jël ngir favoriser entrepreneuriat ci wàllu jeunes yi mooy l'accès au marché public ndax jeune bi créé tey entreprise Georges wax na ko léegi yore benn 1 million wala benn 2 millions bu créé entreprise dafa war am situation bu koy permettre mu am ay marché am ay clients yu mag yoo xam ne dina mën a booster entreprise am en 2, 3, 4 ans bu booster entreprise bi état bi dina si jëriñu ndax jeune boobu dina mën a employer yeneen jeune waaye itam jeune boobu dina yokk économie bi au niveau local mais dafa am ay problème ci côté boobu Babacar problème yi mooy tey jii compétition la marché bu ñu mënti teg bu état bi mënti teg plus de 1000 milliards la ñuy wax yoo xamante ne commande publique la tey jii yow ndaw bi bu dee amuloo expérience bu bari bu dee amuloo caution xaalis bu bari bu nekk ca banque ba bu dee amoo ay garantie bu dee amuloo li ñu naan ay référence maanaam liggéeyoo ci wàllu woowu amuloo benn chance pour gagner marché boobu qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que on continue à étouffer l'œuf ki nga xamante ne dafa créer start bëgg a développer te client bi gën a mag ci client yi di état amul benn chance pour mën a am ci marché yu mag yi pour mën a exploser. ndax ci wàllu da nga bëgg a wax ni dañoo war a def li ñu duppee discrimination positive avis ak itam defal leen ay facilité ci yenn surtout ci fiscalité bi. mais Georges yow xanaa da nga lire ci sama biir bopp bi xanaa man ci foofu laa bëggoon ñëw ndaxte duñu yaakaar ni dañu war a xool ndaw yi am moins de 35 ans yore entreprise état bi ne ñun kat dinañu jël 10%. wala sax 1% wala 2% de la commande publique ci commande yu simple yi ay fourniture de bureau yooyu nga xam ne da ngay dem jënd rek ñëw jox leen. jagleel nañ ko ndaw yi soog a créer entreprise kaay leen compétir muy ay milliards yu ñuy teg ci table bi ñi nga xam ne dañ leen di financer ci emploi ci programme yi projet yi ñu mettre un dispositif ngal la boo xamante ne dañu xam kan lañu koy jox kañ lañ ko jox ñaata lañ ko jox fan la ko def nan la ko dugalee ak ban impact la am ci société bi discrimination positive boobu dafa war a dem ba ci exonération au niveau des fiscs xam nga am na ay kayit yu xaw a jafe am yoo xamante ne compliqué yoo xamante ne ndaw bi soog a tàmbali faaw nga xaw ko oyofalal mbir yi ngir moom tam mu mën a def. moo ne gouvernement bi ci bànqaasam bi ñuy wax APIX wax nañ fi jamono léegi samp sa société gën nañ koo simplal loolu lu dëggu la am yéen ñi yëngu ci lu ni mel di sampi société yéen gone yi. loolu lu dëggu la ndax tey boo bëggee am entreprise ci 2-3 fan APIX da nga koy am waaye mbir mi du foofu rek ndax boo amee entreprise ba pare da nga war a dem ci sa service yi nga xamante ne ñoom ñooy gérer tout ce qui est impôt domaine fiscal yeeg yooyu enregistré wu foofu am na kayit wu ñu woowee quitus fiscal boo ko amul tey jii mënoo am marché am na yeneen kayit yoo xamante ne yeneen exigence yoo xamante ne dañ koy teg entreprise yi man dama jàpp ni kuy soog a tàmbali di ndaw rek
dañ laa war a jox benn quitus bu lay oyofalal yu bari di la permettre nga mën a explorer ci sa domaine mën a développer wu. El Hadj Abo Gueye mooy sunu gan président association mouvement citoyen banlieue ëpp jiite itam initiative urgence banlieue di loo xam ne yéen a ngi ko sañ ci bi ngeen seetloo ni gone yi ñu ngi dee ci géej gi ci vacances bi mu tàmbaleeg léegi dem di féexlu géej lu mel ni géej waaye gi nga xam ni fa nga cosaano dañ fa aaye sangu waaye boo fa demee ci vacances yi maa reedee tàll diggante samedi ak dimanche doo am sax foo teg sa tànk ndax mbooloo mu bëri mel na ni bi ci kilifa yi jëlee ay matuwaay sax lab gi wàññeeku na léegi suba da ngeen bëgg a tàmbale benn caravane boo xam ni da ngeen di ñaax askan wa ñu moytu géej gi ñaax gone yi ci loola ngeen bëgg a yëngu ëllëg fësal ko. loolu lañ bëgg a fësal Babacar ndaxte mbir mi niñ ko woowee dafa jéggi dayoo c'est dramatique. Fukki association ak benn ñoo daje ci benn comité bu ñu woowee urgence banlieue dañ ko xalaat nañ nag yaatal ko bu baax a baax ngir organiser benn caravane citoyenne de sensibilisation contre les noyades en banlieue ndax ñun bi ñu déggee chiffres yi Georges mbir mi daf ñu jaaxal 56 cas de noyade ci bi vacances yi tàmbaleeg léegi. 56 40 corps sans vie repêchés 8 portés disparus 18 en banlieue. maanaam am na gone yu lab sax gisuñ sax seen néew faf. gisuñu ko sax. loolu moom muy mbir mu doy waar mais loolu bi ñu ko déggee suñu yaram ñun ñëpp dafa yëngatu dañ ne faaw ñu jóg. ci jóg boobu nag dañu ne responsabilité yi ci ñun ñëpp la war muy waa presse bi muy état bi muy association bi muy population yi moo tax association yu jóg ne nañu dox woo xamante ne du dox protestation wala doxu ñaxtu waaye dox woo xam ne dañu naan population yi yéen kat xale yiy jugee. ci kër yi xale yi lab ci géej gi ci ay kër la ñuy jóge kon yéen am ngeen ci responsabilité surveiller leen seeni doom xam leen fan la ñuy dem xam leen lan la ñuy def waaye ci kaw loolu itam ñu ne état bi collectivité locale yi pouvoir public yi ñu xamal leen ni ñii di jóge ci kër yi di lab ci géej yi ñoom ñëpp yéen a leen boole uuf kon nañu toog waxtaan xool yan mesure urgente la ñu mën a jël ngir freiner loolu ndax 7 kilomètres de plage la Géejawaay am te population yi itam Babacar je pense que plage bi dañ ko tere waaye population yi itam am nañ droit épanouissement. justement fa laa bëggoon ñëw lan moo waral ruée boobu ñu nemeeku ci plage yi ba ñenn ñi nga xamante ne ñoo cay dugg di ca lab même si par ailleurs dara nekku fa pour tere leen ka. waaw xam nga société boo gis dafay dox. ndax dañoo amatul ay lieu de loisir yi nga xamante ne xëy na ñenn ñi mën nañ faa dem bañ a dem géej bu fekkee ne mënuñ fay. mën na nekk benn ci mbir yi ndaxte population day mbir mi comme ni ma ko waxee léegi dafay yokk. am na infrastructure bu bees bu ñu fa def muy corniche bi muy VDN prolongé bi dafa gën a rendre accessible mbir yi gën a jox itam jëmm plage bi. man damay jàpp ni yu mel noonu bu ñu koy defee dañu war a jël ay mesures préventives yoo xamante ne dina éviter à ce que drame yi war a mën a am ci loolu ñu mën ko freiner. ndax noyade yi la ñuy wax mais du noyade yi kese ñoo fa am foofu am na ay agression am na ay viol am na ay attentat à la pudeur am na ay jeunes yu fay nekk di drogué wu donc am na ay mbir yu bëree bëri yoo xamante ne war nañ ko wax ci plage boobu mais dañu jàpp ni boo demee dëkk bu mel ni Afrique du Sud am na seeni plage dañu ko aménager de sorte que même plage bi bu dee plage bu xaw a dangereuse dañ ko def de sorte que population yi bu ñu ñëwee dinañ fa gis seen bopp dinañ ci féexlu dinañ mën a sangu fexe nañ ba aménager ko ba du am benn jafe-jafe. ñun jàpp nañ ni état du Sénégal am na moyen yooyu te mën na ko 7 kilomètres plage yi dañ ko war a sécuriser ba pare aménager ko de sorte que population yi mën ci gis seen bopp mën a am espace de féexlu espace boo xamante ne aussi dañuy jàpp ne lii kat si seen moom la bokk. loolu moom moo lu tumuranke la ci banlieue bi rawatina maanaam bërëb yu nit ñi di féexloo kër yi xat na mbedd yi xat quartier yi xat. te loolu dafa mel ni amatul pexe ndax fépp sanc nañ ko. dëgg la dëgg gu wér xam nga boo déggee banlieue rek léeg-léeg ñun dañuy wax ni am na benn genre marginalisation ak benn genre promiscuité bu fa am boo xamante ne dafa jot nag le plus rapidement possible ñu xoolaat configuration banlieue bi ndax bëri na nit bëriwaay goo xam ne bëri ay ndaw bëriwaay goo xamante ne population yi collectivité locale yi ak état bi war nañu
le plus rapidement possible am un vrai plan banlieue restructurer waat banlieue bi def fa ay zone d'aménagement comme ni ko Georges waxee léegi aménager ko de sorte que bu jeunes yi jógee bëgg def sport xam fan la ñuy dem fan la ñuy mën a def seen sport waxuma nag lutte moom macha allah ñoom je pense qu'ils sont très très bien servis mais au-delà de la lutte jeunes yi am nañu yeneen possibilité yeneen besoin yoo xam ne war nañu fexe ba ñu am ci seen satisfaction loolu jàpp nañ ni lu am solo la mais bu loolu weesoo aussi am nañu initiative urgence banlieue nekkul rek ne ci caravane bi lay yem bu ñu defee caravane bi de sensibilisation ba pare dañuy organiser benn table ronde interactive boo xam ne dañuy woo partenaires concernés yépp képp koo xamante ne mbirum lap bi ak mbirum géej gi jot nga ci soxal na la wala ñor na la ñu woo la ñu toog waxtaan. est-ce que kilifa yi lu ci mel ni ministère de la jeunesse yéen leen di sentir ci ñaaxaate googu jëlum matuwaay ngir éviter gone yi di lap ci géej gi. ñun nag dañu am chance au niveau local vraiment dañ ci profiter di remercier bu baax a baax le préfet de Guédiawaye Chérif Mouhamadou Makhtar Blondin Ndiaye son adjoint le sous-préfet démb l'équipe de la maire de la mairie de la ville de Guédiawaye Alioune Sarr recevoir nañ ñu jox nañu appui pour organisation bi yeneen maires yi itam ñu ngi jokkoo ak ñoom ngir ñu xamal leen ni ñun ñëwuñu pour puusante ak kenn wala xuloo ci ak kenn li ñu bëgg mooy ñun ñëpp ñu jàppoo booloo doon benn société civile association waaw ministère de la jeunesse à travers le CEDEPS de Guédiawaye ndax centre départemental de l'éducation populaire et sportive madame Diouf mi ngi ñuy accompagner di ñu jàppale bu baax a baax c'est l'occasion de remercier jërëjëf El Hadj Abou Guèye di la gërëm ci waxtaan wu am solo bi